محمد 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 محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أما بعد أيها المسلمون، خطبتنا اليوم تدور حول المسؤولية. إخواني في الله، اعلموا أن المسلم بطبيعته وفطرته مسؤول، والأنبياء نماذج وقدوة على ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons. Chers frères en islam, notre sermon d'aujourd'hui tourne autour de la responsabilité. Dieu Tout-Puissant dit dans le Saint-Coran: par votre Seigneur, nous leur demanderons certainement à tout ce qu'il faisait. Chers frères, un musulman par nature est un responsable. Dieu dit dans le Saint-Coran: ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un cordon de contribution sera les gens, des prix et sera les gens et les pierres surveillés par des anges rudes. Chers frères en islam, je voudrais inviter chacun d'entre vous à réfléchir sur un aspect fondamental de notre foi, c'est la responsabilité. Dans le monde d'aujourd'hui où les sociétés sont confrontées à des défis divers et complexes, il est essentiel de comprendre les rôles et les obligations de ceux qui gouvernent et de ceux qui sont gouvernés. Dès lors, nous avons au cœur de la religion musulmane des principes qui nous guident dans nos interactions avec nos dirigeants et avec notre communauté dans son ensemble. Ainsi, à travers ce sermon, nous allons, en nous appuyant sur les enseignements coraniques et la sunna, explorer les devoirs sacrés des dirigeants envers le peuple, ainsi que les responsabilités importantes des dirigeants ou des dirigés envers la société. Chers musulmans, dans l'accomplissement de leur mission, il est indispensable pour les dirigeants de prendre en compte les recommandations suivantes. Premièrement, ils doivent veiller à l'application stricte des lois islamiques. Ceci est une obligation pour tout État appliquant la charia. Malheureusement, nous vivons dans une république se réclamant laïque, malgré le fait que 99% des citoyens qui y vivent croient au moins à une religion révélée. Quel paradoxe! Deuxièmement, ils sont tenus de promouvoir la justice et l'équité entre tous les citoyens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que la justice doit être impartiale et ne doit pas être influencée par les statuts sociaux. C'est une responsabilité primordiale des dirigeants. De même, les dirigeants ont la charge de développement des infrastructures et de l'éducation. Ils doivent garantir l'accès à l'éducation et à la formation pour tous les membres de la société. Comme le souligne le hadith, la recherche de la connaissance est un devoir pour chaque musulman. En outre, ils doivent assurer la sécurité et l'accès aux soins pour tous les citoyens, la protection des vies et des biens
est une obligation incontournable pour les gouvernants, conformément aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les dirigeants ont également la responsabilité de favoriser l'emploi et de lutter contre les fléaux sociaux tels que l'immigration clandestine, les agressions, la forte affluence des jeunes vers les paris sportifs, etc. Ils doivent créer des opportunités économiques pour la jeunesse et mettre en place des politiques visant à préserver les valeurs morales de la société. Enfin, les gouvernants doivent garantir la liberté de culte, d'expression et la préservation de la dignité humaine. Chaque individu a le droit de pratiquer sa religion librement et s'exprimer sans crainte de répression. Quant aux citoyens simples, ils ont également la responsabilité importante dans la construction d'une société juste et équilibrée. Tout d'abord, ils doivent faire preuve d'engagement et de sincérité dans l'accomplissement des tâches relevant de l'intérêt général. Chacun doit contribuer à la prospérité de la communauté avec un esprit de dévouement et de responsabilité. De plus, les dirigeants doivent gérer avec transparence les affaires de la cité et éviter tout comportement hypocrite. La confiance entre les citoyens et le gouvernement est essentielle pour le bon fonctionnement de la société. Il est également important pour les dirigeants de rester ambitieux et positifs, même face aux défis. L'opportunisme et la détermination sont les qualités nécessaires pour surmonter les obstacles et construire un avenir meilleur pour nous tous. Enfin, les dirigeants doivent être dignes de confiance et avoir des valeurs humaines louables, l'honnêteté, la compassion et la solidarité dans les valeurs fondamentales de l'islam. Et les dirigeants doivent être incarnés dans leurs actions quotidiennes. Chers frères en islam, qu'Allah nous guide dans cette réflexion et nous accorde la compréhension nécessaire pour mettre en pratique ces principes de nos vies quotidiennes. فهذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. توبوا الى الله واستغفروا انه تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bokk jullit yi ñu sant borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ubbee suñu kaddu benn aaya bi nga xamante ni borom subhanahu wa taala mu ñuy wax ni maa ngi wat ci sama kattan man borom subhanahu wa taala ne yéen ñépp ëllëg yawmal qiyaama dinaa leen taxawal laaj leen ci la ngeen nekkoon ci àdduna. bi ci des mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni ñun ñëpp miin nañ ko muy xadiis bi wax ni yéen ñëpp responsable ngeen te ku nekk dinañ ko laaj ëllëg yawmal qiyaam responsabilité bi nga xamante ni moom la yoroon. kon ci loolu suñu waxtaan tey incha allah dañ koy jëmale ci wàllu responsabilité, surtout responsabilité bi nga xamante ni moo war ki nga xamante ni moom la yàlla teg ci bopp réew mi muy diriger, waaye ñi nga xamante ni ñoom la ñuy diriger it am nañu responsabilité ci li nga xamante ni mooy doxal mbir yooyu noonu. su ko defee mbokk yi ñu xam ni jullit le fait que mu nekk jullit wala balaa muy nekk jullit le fait que mu nekk nit rek nit mu nekkee nit rek responsable la nekk nit kese responsabilité lu tax ndax borom subhanahu wa taala buñ demee ci alquran ñu ngi fàttaliku ba mu naan wa iz qaala rabbuka lil malaikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa. le fait que yàlla mu ni damay wàccee nit ngir mu représenté ko ci kaw suuf loolu rek loolu dafay wane ni loolu responsabilité bu màgg màgg la. képp koo xamante nit nga rek moo xam ak religion ba mën a doon jàppal ni nekk nit responsabilité la lu tax ndax xel bi nga xamante ni moom la yàlla def ci yow nga nekk nit di ko mu mooñaale la ko loolu xañ na ko sa morom yu bëree bëri bu ko neexoon mu def la mbaam bu ko neexoon mu def la leneen waaye yàlla def la choisir def la nit ba pare mu préciser ne wala qad karramna bani aadama su ko préciser woon ci alquran rek ñu xam ni yàlla dafa teral nit waaye yàlla dafa teral doomu aadama ba pare wax ko ci alquran te bu ñu demee ci aay yi ci topp dina gis ni ba yàlla xamalee aadama allama aadama al asmaa kullaha dafa woo malaaka yi mu wax ak ñoom te
jotaay boobu mooy jotaay bi gën a màgg bi wane ni doomu aadama lu màgg la ci borom subhanahu wa taala ndax malaayka yi nga xamante ni du ñu mooy yàlla laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaaluuna maa yumaruun yàlla dafa woo maam aadam ci kanamu malaaka yëpp mu teral ko waaye gannaaw teraanga bu màgg boobu mu dugal ko aljana muy teraanga bu rëy rëy waaye ñu fexe ba nga xamante ni seytaane fexe ba nga xam ne génn na fa gannaaw loolu bu ñu wàccee ci kaw suuf ñaareel bi mooy ñun ñu nekk ay jullit li tax ñu préciser que jullit parce que jotaay bi ñu nekk moo tax ñu ngi si xutbatul jumaa loolu day wane ni maanaam jullit ñi ñoo fi daje te loolu day wane ne responsabilité jullit lu màgg la loolu moo tax borom subhanahu wa taala boo xoolee ci religion musulmane bi mu boole ñu ci benn bis ci semaine bi ñuy dajee ngir fàttalante li nga xamante ni mooy téere borom subhanahu wa taala ndax mbokk yi jotaay bii ñu toog muy jotaayu aljuma su ko borom maanaam su ko islam boolewul woon ci programme diine dinañ gis ay jullit yoo xamante ni dinañ judd ba dee duñu dégg sax fu ñu waxee aaya alquran parce que jotaay bii mooy jotaay bi nga xamante ni jotaay bu symbolique la ci li nga xamante ni mooy dund jullit bi aaya bi nga xamante ni wax naa ko sànq muy aaya bi borom subhanahu wa taala di wax ni na ngeen fegal seen bopp safara ak képp ku ngeen yilif moo xam seen njaboot la seen yaay la seen doom la seen soxna la képp koo xamante ni am nga ci moom responsabilité yàlla nee na nga gàddu ci loxoom comme ni nga gisee xale bi nga xamante ni dafay raam jëm ci safara ni ngay gaawantoo dox jëli ko ba nga xamante ni du ko laal noonu la ñuy déggee aaya bi nga xamante ni moom la borom subhanahu wa taala wax kon mbokk yi gannaaw loolu li nga xamante ni mooy responsable yi nga xamante ni ñoo ñu jiite bokk na ci ñu gàddu lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu diine ñu préserver ko ak képp koo xamante ni am nga ngëm-ngëm boo xamante ni du yàq ak moroomu ngëm-ngëmu keneen waaye mbokk yi jullit ñi toll nañ foo xamante ni tey dafa war a nekk une demande sociale ñu dem ba nga xamante ni valeur islamique yi dañ koy mën a gis dans les écoles dans les universités ak fépp foo xamante ni ñu ngi fay fréquenter ndax 90% ci li nga xamante ni mooy adduna bi yépp ci Sénégal kenn ku nekk au moins am nga benn ngëm-ngëm te ñooñu ñëpp seen gëm-gëm bu baax la ndax même chrétien bi nga xamante ni christianisme la gëm loolu am na ay orientation yoo xamante ni alquran wax nañu ko kon même su fekkoon dañoo jël boobu rek bi nga xamante ni kenn njaru ko maanaam kenn changé wu ci dara sax bu ñu ko jëloon rek dina jafal lu bëri ci li nga xamante ni mooy adduna bi su ko defee mbokk yi ñooñu ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk dëkk bi dafa wokk seen responsabilité ñu wàccee maanute ci ñi ñëpp ñi ñu diriger amul xàjj ak seen ba ñëpp sentir ni ki nga xamante ni amul kattan mu sentir ni borom alal bi man ak moom bu ñu demee justice su fekkee maa am dëgg man lañ koy jox kon war nañu yegg foofu noonu mbokk yi business mooy mbokk yi lépp loo xamante ni dañ ko war a dafa war a sàmm dëkk bi ci wàllu sécurité gouvernement bu moom la war lépp lu jëm ci wàllu infrastructure li nga xamante ni defar tëli la ak ay yoon gouvernement bi nga xam ne moom lañ dénk dëkk la ci war a bàyyi xel ndax bu ñu jàngee ci bonne gouvernance Seydina Omar daan na wax ni amul benn fas boo xamante ne dina faqastalu ci tëli misra lu dul ni ëllëg yawmal qiyaam borom subhanahu wa taala dina ma woo laaj ma lan moo tax defaroo tëli bi bu baax ba li nga xamante ne mooy fas boobu faqastalu si kon yi ay message yoo xamante ni dañu ko war di rappeler ñi nga xamante ni ñoo ñuy diriger pour bàyyi loo leen xel ni ëllëg yawmal qiyaam ndax loolu mbokk yi pour que suñu gouvernement yi yëpp jàpp ni dañoo war a defar dëkk bi il faut ñu am gëm-gëm ni dañ leen koy laaj ëllëg yawmal qiyaam tant que amuñu gëm-gëm boobu rek problème dafay am mais fii ak ñoom ñu ngi conscient que lépp lu leen laaj lu leen jox fii ci àdduna ëllëg yawmal qiyaam dinañ leen ko laaj dinañ ci bàyyi xel beneen bi des mooy lépp lu jëm ci wàllu jàng ak jàngale saytu ko di ko xoolaat di ko améliorer si seen responsabilité la bokk lépp lu jëm ci wàllu paj ci seen responsabilité la bokk lépp lu jëm ci wàllu commerce jënd ak jaay ak créer entreprise créer ay liggéey yi nga xamante ne dafay permettre jeunes yi ñu toog di ko exercer bañ a jël li nga xamante ni mooy gaal gi loolu dafa bokk ci li nga xamante ni mooy seen responsabilité bu ko defee teddaange jullit wala teddaange nit bi ma doon wax sànq dañ ko war a préserver dañ ko war a garder ñu xam ni nit ki yàlla daf koo teral te yàlla bu teralee nit beneen moromu nit aussi daf ko war a teral ñun ñëpp jàng nañ ci siira ñaata yoon la nit
dee romb ñu koy suuli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jug taxaw xataa saxaaba yi daan ko wax sax waa kii du jullit mun leen xanaa du nit. kon nit boobu mbokk yi dañ ko war a préserver dañ ko war a garder bokk na ci li nga xamante ni war na état bi ba tey mooy li nga xamante ni mooy deru nit lépp loo xam ne daf koy yàq dañ ko war a préserver su ko defee mu am ay yeneen yoo xamante ni lu mel ni ay liberté ngëm kenn ku nekk gëm li nga war a gëm waaye nga teg ko ci yoon bañ a exagérer ak bañ a laal ngëm-ngëmu jàmbur waaye nag loolu du tee ñu laayante biir comme ni ñu ko suñu diina sante ndax même boo xoolee alquran sax nasiha lay wax waaw baatu nasiha mooy ki nga xamante ne jàpp nga ni nekkul ci dara wala jàpp nga ni nekkul ci nangam ak nga waxtaan ak moom ba fexe ba convaincre ko moo tax yàlla waxoon ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga udu ila sabili rabbika mu tega ko ay condition bil xikmati wal mawidati al xasana xoolal mu dem ma ne ko même bu ñuy demee ba féttelu sax bay wax ju bon waaye nag wa jaadiluhum billati hiya ahsan beneen bi des mooy li nga xamante ne mooy liberté d'expression muy xuriyatu taabir dañoo war a préserver li nga xamante ne mooy liberté d'expression waaye mbokk yi liberté d'expression boobu aussi dañ ko war a saytu ñàkk ko ba même kii wax dañ ko war a yar ba nga xamante ni moom dina wax li mu gëm dina wax xalaatam ànd ak yar ak teggin ba su bokkee ak mag plateau mu xam ne kii moo ma mag su bokkee ak keneen place su liggéeykaay mu xoolee ko kii moo ma mag bu loolu yëpp dañee nag dina mën a wax xalaatam mën a wax li mu gëm te du vexé ki nga xamante ni moom la bokkal waxtaan boobu. bu ko defee société bi nga xamante ni ñun moom la ñuy dund tamit dafa bokk ñun ñëpp suñu responsabilité ñu àndandoo garder ko ndax borom subhanahu wa taala mu ñu fàttali ni ba ñuy ñëw ci kaw suuf dañoo fekk suuf baax moo tax yàlla waxoon ne laa tusidu fil ardi ba'da islahiha na ngeen fexe ba tey buñ la aaloon place comme ñun bu ñuy organiser activité ñu àll benn classe soo ñëwee da ngay bëgg booy ñibbi defaraat ko ba mu gën a baax li nga xam ne moom nga fekkoon mbokk yi àdduna comme noonu la moo tax yàlla mu ne ba ngeen ñëw da ngeen fekk ñu defar ko ba mu baax ba ngay ñëw da nga ñëw ñu fekk ñu defar la utal la yére utal la lekk utal la ba nga màgg ci circonstance boobu yàlla mu ne kon yow boo màggee bul bokk ci ñi nga xamante ne dañuy yàq environnement bi nga xamante ne ba ngay ñëw dafa fekk environnement bu baax ki nga xamante ni aussi tamit bu ñu demee ba ci wàllu élection ki nga xamante ni bëgg na am na melokaan yi nga xamante ni moom la bëggee bokk te su fekkee loolu loi may na ko dañu war a dem ba nga xamante ni képp koo xamante ni bëgg nga yegg foofu dañ la ko war a yombal su ko defee yooyu noonu nag mooy responsabilité yi ki nga xamante ni mooy diriger waaye mbokk yi kiy diriger pour mu mën a accomplir responsabilité yooyu il faut que ñi mu diriger tamit ñoom ñu am ay responsabilités yoo xamante ni ay comportement yoo xamante ni dañ koy am pour mën a yombal ki nga xamante ni moom mooy gouverner ndax quand on parle de la décentralisation du pouvoir loolu mooy lan mooy kilifa bi moo nekk ci kaw ñu jox ay mairie ay député ay préfet ay sous-préfet mooy kenn ku nekk liggéey bi la sant bu ñu ko décentraliser nga doxal ko chef de quartier bi doxal député bi doxal mu xam lan moo ko yóbbu assemblée gouverneur bi doxal bu ñooy ñëpp doxalee dañuy àndandoo jàppale président bi ci mission boobu waaye mbokk yi loolu mënul am lu dul ni dañoo am ay nit yoo xamante ni dañuy sellal seen liggéey ci place yu ñu nekk te sellal boobu mbokk yi dafa war kenn ku nekk élève bi nekk classe am jàngalekat bi nekk classe am étudiant bi nekk amphi professeur bi jàngale bu ñu ko yoree ci individu bu nekk su ko defee yooyu mooy tax ëllëg ñu mën a defar kër bu baax suñu defaree kër bu baax ñu defar environnement bu baax société bu baax suñu amee koñ bu baax ñu am région bu baax bu ñu amee région bu baax ñu boole 14 régions rek yëpp nekk lu baax yal na ko yàlla defal su ko defee mbokk yi bokk na ci loolu mooy kenn ku nekk dafa war a yëg ni moom dafa am responsabilité ci liy doxal dëkk bi gannaaw loolu bokk na ci li ñuy dimbali mooy lépp luy subahaat lépp loo xamante ni ay jeux yu bon la ay wane spectacle lépp loo xamante ne dafay yàq li nga xamante ne mooy doomu aadama dañ ko war a maytu beneen bi des mooy war nañu maytu lépp loo xamante ni suñu yoon nekku si bokk na ci li nga xamante ne mooy dimbali kiy jiite ñun ñi nga xam ne ñun lañ jiite ñu am ay responsabilité yu kawe yu am maanaam ay objectifs yu kawe nga xamante ni dafa ñuy permettre pour ñu mën a diriger ñu mën a dimbali ñooñu
mbokk yi bokk na si li nga xamante ni ñun ñi nga xam ne ñun lañ diriger war nañ am ay comportement mooy war nañu sàkku xam-xam comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ni te sàkku xam-xam boobu bi si jiitu mooy sa diine parce que moo lay permettre pour nga mën ko préserver soo ko jàngee soo comprendre sa diine rek di nga gis ni sa diine ci boppam moo lay wax ni na nga respecter sa waajur boo jàngee diine da ngay gis diine ci bopp moo lay wax ni na nga defar sa kër soo jàngee sa diine yi ci bopp moo lay wax ni société bi ëllëg yawmal qiyaama yàlla daf la koy laaj bu ko defee mooy ñu bàyyi xel li nga xamante ni mooy jikko lu mel ne jikko naafeq lu mel ne ay jikko yoo xamante ne ay jikko yu baax la dañ ko war a làmboo lépp loo xamante ni daf ñuy jegeel borom subhanahu wa taala moo xam ci ay julli la moo xam ci ay koor la moo xam ci maanute la lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu spiritualité dañ ci war a préparer suñu bopp su ko defee individu bi nga xamante ne am na jikko yi yëpp ci lay former li ñuy tuddee baytu muslim mu am këru jullit yaa ji nekk jullit baa ji nekk jullit fekk balaa ñooñu waajal nañu papa ji waajal nañu yaay ji ñu boole leen àndoo ñu jur doom ñu jur doom juraat doom kër jullit beneen kër bu ñu ko boolee muy quartier bu ñu ko boole waatee muy région bu ñu ko boole waatee ñu dem nga xam ne dañuy am dëkk jullit mbokk yi su ko defee bokk na ci responsabilité kenn ku ne digle lu baax tere lu bon al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar gis nga sa benn collègue muy def lu jaaduwul ne ko comme lii léegi jàpp naa ni jaaduwul mi ngi ko mënoon defee nii gis naa saa waay ngay nangam kon yooyu ay mbir la yoo xamante ni soxlawul ngay jàng alquran ba mu jeex soxlawul ngay liir ay téere ba mu jeex pour nga def ko mais dafa war a nekk ci yow bu nekkee sa deret soo koy def sax doo ko yëg bu ko defee mbokk yi alal bi nga xam ne moom lañu yàlla di dimbali ñu siy dimbalante loolu dafa bokk ci li nga xamante ni moo ñuy dimbali xusnul idaara mbokk yi war nañu yar nit ñi ba nga xamante ni kenn ku nekk liñ la jox nga mën koo gérer te du am benn yàqu-yàqute te loolu yëpp mbokk yi pour mu am tant que delluwuñ ci jaru islam ki yor kees bi mu xam ne li fa nekk moomu ko balaa sax muy xool caméra de surveillance yi balaa sax muy xool audit balaa muy xool audit moo war a nekk lu mujj parce que li nga ko war a njëkk jàngal mooy même boo rëccee ci àdduna ëllëg yawmal qiyaam foo koy lay yijee te pourtant alal bi loo koy dee kër nga koy tabaxee loo koy dee takk soxna loo koy dee jënd yére bu rafet te pourtant boo deewee yooyu yëpp doo ko yóbbaale kon yooyu ay astuce yu simple la yoo xamante ni nit ñi dañ ci war a bàyyi xel su ko defee mbokk yi lii ñuy wax yëpp dañoo am ay référence yoo xamante ni ñoom ñooy suñu référence te alquran tudd ko bu ñu mënee jëlee ki nga xamante ni mooy yonent yàlla Ibrahim xool mbokk yi yonent yàlla Ibrahim mu juddoo ci famille bi nga xamante ne ay famille jaamukatu xërëm lañ mu nekk xale bu ndaw yàlla yónneegu ko papam di ko jox ay xërëm mu koy jaay waaw papa buy waxtaan ak moom ci wàllu lewet ci wàllu yërmande bi doom am ak waajuram yi papa looy jaamoo loo xam ne doo ko gis looy jaamoo loo xamante ni lu la jëriñ li ma taabadu maa laa wala yadurkum lan moo tax mbokk yi yonent yàlla Ibrahima conscience boobu mu am ko te fekk yàlla yónniwu ko waaw mais gars yi ñoom lañu doon qaalu na'budu ilaahaka inna wajadna abaana la abidin waaw ñoom daal benn réponse kese lañu am ñun daal dañ ko fay fekk rek di ko ne waaw moo tax yonent yàlla Ibrahima ci loolu ci yar boobu noonu waxtaan ak nank papam ne ko lii ngay jaamu amul njëriñ du la jëriñ àdduna du la jëriñ àllaaxira ci loolu ci la nekk ba màgg yàlla dimbali ko mu beru yàlla def ko ab yonent ba pare mu nattoo ko façon natt bu nekk ba histoire yonent yàlla Ibrahima na mu jeexee mbokk yi yonent yàlla Yuusuf ba mu nekkee ci kaso ba xoolal natt bi ko yàlla tegoon waaye ci biir kaso bi malgré li muy nekk kaso yépp mu ngi am ay valeurs yu muy inculqué ñi mu nekkaloon ba gars yi ne ko yow mii nabbinaa bi taawili inna naraaka min al muhsinin yow est ce que doo ñu jàngal ci yow parce que yow nit ku baax nga yow daal am na lu nekk ci yow mu leen di conscientiser di leen jàngal ba di leen conscientiser ba di mu génnee kaso te boobu fekk yàlla yónniwu ko nañu xool ki nga xamante ne mooy mu'min min aali firawn waa ji nga xamante ni dafa bokkoon ci groupe waa firawna te alquran nee na yaktumu imaana dafa nekk ci groupe boo xam ne groupe bu doy waar mooy ki nga xamante ne mooy firawna am pouvoir bu rëy rëy mu ne damaa bëgg a rey Moussa ndax moom day yàq ci kaw suuf waaw mu ni gars yi bàyyi leen ma rek ma rey ko su ko defee moom mu woo yàllam waaw gannaaw loolu yàlla mu ni mu am benn waay rek bu toog si mu ni wa ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah waaye ñun naka ngeen reyee koo xam ne def ne rek yàlla la gëm
gis nga si conscientisation boobu noonu mu def te jàngul aaya mbokk yi jàngul alquran jàngul dara dafa ci conscient nag mu ne waaw yéen ndax da ngeen a rey koo xamante ne daf ne rek moom benn yàlla laa gëm su ko defee gars yi soupçonné ne kii nii gëm na kii nangam ci lañ ko toppee di ko topp ki nga xamante ne mooy Habibu Najjar bi yàlla ñu nettali sotu Yaasin bi nga xamante ne ñëw na ne topp leen gars yi ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun topp leen gars yi ay nit yu baax lañ da leen di jaaral ci yoon bu jub bi te gratuitement xoolal université ñaata cours la ñuy def ci jàkka yi gratuitement ba pare man la yasalukum ajran wa hum muhtadun la yasalukum ajran wa hum muhtadun duñ leen laaj alal te bu ngeen leen toppee ngeen jub ci loolu la ñu nekk ci ba ñu rey ko waaye mbokk yi xoolal bañ ko reyee yàlla mu ni bañ ko reyee rek dugal ko àjjana xelam lu mu njëkk dem mooy xalaat ay mbokkam ay waay aka moo neexoon ñu xam li ma nekk layta qawmi yaalamuuna bi ma xafara rabbi wa jaalani min al mukarramin mu ni aka moo neexoon kii sama mbokk yi rey ma aka ñoo neexoon ñu xam ci li ma nekk ci xéewal bi nga xam ne si laa nekk tey jii suñ ko xamoon kon duñ ma rey kon duñ ma def lii kon mbokk yi lii mooy li nga xamante ne moom lañ jéemoon teg suñu loxo ngir objectif yëpp mooy lan ñu xam dirigeant yi ñuy diriger ñoom nekkuñ ci kaw rek pour nekk ci kaw waaye ñun ñu nekk ci suufit dafa am lu leen di dimbalee su ko defee gannaaw loolu élection yi jàll yépp dafa am lu ñuy jàngal lu ñuy njëkk a jàngal mooy lan alquran waxoon na ni inna laa yughayyiru maa bi qawmin hatta yughayyiru maa bi anfusihim ndax yàlla parfois day créer ay circonstances yu ñuy permettre ñu dégg aay xool mbokk yi ñun ñëpp dañoo àndandoo ñu ni dañoo bëgg fal benn président ñu am résultat boo xamante ni monde international ñëpp la ñuy féliciter loolu mooy lan yàlla nee na bu ngeen amee détermination pour am justice bu baax bu ngeen taxawee ma dimbali leen nit boo xam ne pare na pour changer ma dimbali ko nit ngeen taxawee am élection bu baax bu ngeen paree pour am économie bu baax ma jàppale leen su ngeen paree pour am justice bu baax ma jàppale leen su ngeen paree pour am président bu baax ma jàppale leen su ngeen paree pour am dëkk bu baax ma jàppale leen xoolal alquran li muy diis yëpp nee na wa laqad yassarna alquran li zikr waaye nag fa hal min mudakkir kan moo pare kon mbokk yi lépp waajtaay la temps bi dem nañu incha allah su ko defee li ñuy jeexalee mooy ñun ñi nekk ay étudiants nekk ci milieu ba nga xamante ne milieu bu baax la milieu intellectuel la war nañu fexe ba ñun tamit ñu am participation bi ñu tuddee participation pour le développement de mon pays waroon nañ am ay commission yoo xam ne chaque année war nañu mën a bind ay recommandations jox ko état bi directement xanaa bu ñu amee 10 recommandations lu mu dee dinañ am benn bu ñu ci appliqué loolu la ñuy xaar ci université mais waruñ nekk ñun nekk di ñoo xamante ni à chaque fois dañuy grève waroon nañu wax ni chaque année am na commission ci biir université boo xamante ni daje nañ ay borom xam-xam daje nañ def nañ ay recommandations yoo xam ne dafay permettre pour le développement sax de l'université bu ñu ko defee woon nii bu ko defee nag loolu buy continuer Muhammad